commencé na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu nuyu waaye gépp tàmbalee ko si kilifa yi diine yi ak kilifa yi aada yi ak kilifa autorité administrative yëpp kàddu yi ma fas yéene yëkki nag defar rek laa si jublu defar moom la ma si jublu yaakaar naa ne moom jot pour ji ma yàq dara wala xajamal dara dama constaté ne Yoff fu mu nekk nii ñun ñëpp nous sommes interpellés dañu war a taxaw si Yoff parce que ku nekk na xam na Yoff ni mu doxe nii warul doxe nii si fànn yëpp ma fas yéene nag sama li ma xam ak sama def sama contribution si li ma yaakaar naa ne bu ñun ñëpp buñ si waxtaanee bu juboo si danañ teguwaat si raay ñun ñëpp xam nga Yoff si wàllu coutume ni mu tëddee neexul kenn parce que kenn ñëpp xam nañ ne ñaari fewe amatul sax waaye ñaari jàmbur warul am si dëkk ndoom mi tànk aussi ñett la daa doon warul ëpp loolu waaye léegi ñëpp xam nañ ne ëpp na loolu bon suñu coutume bi daanaka daal amatul maanaam moom mu war a am parce que ñi ñu doon nag ku si nekk ki nga doon na ba nga koy doon na yaakaar naa ne bu passé ñette wala ñett te loolu politique indi woon fu ñu toll nii si ay borom doomi tànk mosuñu fi toll waaye tey du ma dugg si loolu sax parce que dinaa ñëwaat ci beneen yoon te li ma nga xam ne moom laa yëkki dama bëgg ñu def ko débat Yoff li fi xew nan la doxale Yoff ñu def ko débat parce que lii nga xamee ne mooy réseaux sociaux yi mën nañ si waxtaan sottinte si xalaat muy mag ñi ak ndaw yëpp parce que du ñu mën a daje tout le temps duñu ko mën te amul Yoff waa Yoff fu ñu mën a daje ñoom ñëpp waaye réseaux sociaux yi mën na laal ñu bare loolu moo tax tey benn aspect laay laal mooy affaire suuf parce que dafa nekk loo xam ne dafa taxaw urgent affaire suuf yi nag li nga xam ne mu si gën a jàmp mooy aéroport bi li ñuy tudde tey tànk yu bare xamuñu nan la demee dans les années 80 après si mu judd 79 xëy na récépissé moo nekk 82 mais bi ñu commencé di def di yëngu booba 79 la ba léegi alors léegi mag ñi seen bopp ñoo constaté ne waa Ndakaaru alors doxalin bu ñu waroon doxalin ak ñoom daal des na lu bari ñu ne léegi bu ñu kenn ooyee Dakar banlieue ku kenn waxati Yoff du ñu banlieue Dakar loolu histoire dañ koy wax du waxuñu loolu taxul ñu gën a waa Dakar bi dara suñu mbokk la ñoo fa nekk mag ñi ne bon nañu oote Yoff ñëw Ngor ñëw Wakaam ñëw xëy na du ma dem si détails yi parce que day gudd mais daal dama koy tënk foofu ne foofu la histoire wu tànk foofu la déparé Dakar ouest la ñu waxoon ne bu fi kenn waxati Dakar banlieue yàlla dimbaluñu boo fekk nañu mag ñi ginnaaw bi nga xamee ne nangu nañu ne mën nañ ñoo yónni dañu doon bu baax li muy wax bi ñu door ñëw mag ñi dañu daxoon dañu waxoon ne waaw yéen kaamuli bëñ dina yëy ay xeer coutume boobu Yoff ab gone yi amu sa baat dox leen fële lañ ñu wax si jumaa ji loolu ñoo ko fekkee du ñu jeex duñu xaaj waaw ñu ne ñu dàq ñu négocier ak mag ñi di négocier ak ñoom wax leen lii nga xam ne moom la ñu am ko projet ba finalement ñu ne waaw léegi yéen comme yéen da ngeen bëgg a liggéey si Yoff waaye yéen lan ngeen yor si Yoff parce que Yoff lii fi war a Yoff yëpp am na fi ñu ne mag Yoff a ngi fi frère Yoff a ngi fi jàmbur Yoff a ngi fi borom ndomb yaa ngi fi waaye yéen lan ngeen yor si Yoff
ñu ne xanaa ngeen bari ji sëriñ dem leen bari ji sëriñ investissement humain bu ma sañee bu ma neexee man foofu la départ ñu bari fekk nañ buy daal di def investissement yoo xam ne vraiment yu yaatu la donc loolu mooy historique boo xam ne bii dama koy tënk parce que xëy na ultérieurement dina am débat comme ni ñu échangé ñu waxtaan si lu gën a yaatu mais après si daal noonu la juddoo ba loolu moo tax tey jii mu nekk laboratoire mooy lan am na lu après si réussir mu ngi fii si extension bi junney 1000 parcelles plus de 1000 parcelles am nañ ko fi joxe ko ay waa Yoff après détails yi nag njaay yeex yooyu bu ñu ko bëggee prochaine fois man de foog naa ne pare naa parce que maa yoroon commission président la commission d'attribution ñu tuddee ko claverie am na lu ma sa xam ku bëgg a xam njaay yeex nu mu tuddee na mu dara man d'accord naa ñu def débat la du xuccoo xal mais débat boo xam ne day tax nit ñi xam lu leer waaw yàlla dimbali daal loolu je crois que dinaa ko mën waaw xalifa xañ na sore na waaye moom aussi mën na nekk man débat yooyu ku ko soxla aussi mën na la si wax ba mu leer waaye man maa ngi fii si Yoff gi dafa nekk di sant yàlla bu baax xëy na amoon na ay weer yu bari génn ma woon maa ngi sant yàlla maa ngi génn maa ngi doxi samay soxla maa ngi ñaanal waa Yoff gépp di leen gërëm sa am na ñaan yi ñëw na ñi nga xamee ne wàññeeku nañu ci diggante bi yëpp amoon ngante mënoon ne gis maa leen di jaale tamit ñii nga xam ne faatu nañu yal nañu yàlla yërëm te yéexam alors li dafa bëgg ni may waxee ni dama bëgg wax nit ñi ne sujet yi lañu mën nañu ci débattre daal fu nekk ma laal ko ma xam ne bu si nekk war nañu si mën a waxtaan donc bu ñu jógee si APEXI ak li mu fi def te APEXI li mu fi def kenn masukaa def si Yoff je répète je suis formel lii APEXI réussir fii si Yoff kenn masukaa def si Yoff benn mooy at bu nekk lu bon plus de 100 millions dugg si Yoff 100 millions yooyu ku bëgg xam na muy demee si Yoff da ngay dem APEXI ñu wan la rapport yi ñu si bëri ay malade lañ si faj lu nekk dimbali si ay nit daal yu bëree bëri daal donc du ma si dem mais mu ngi fii ñii ñu dimbali xam nañu leen ñii si ñi xam nañu leen mais dem nañ sax koy dimbali ay nit yoo xam ne dañ leen téye APEXI dimbali leen te chèque yi nga xam ne moom la ñu koy defee mu ngi wax ñun ñi ko si jël bon daal APEXI li mu def la ma ne dama koy répété waat li mu def kenn defa ko si Yoff 100 millions la ñuy indi prix ëpp na loolu sax maa waxe noonu te bu la yàgg ak bâtiment bi ñuy def xëy naan budget bi dina dem naan dina dem peut-être 150 millions te bu suñu suuf yi nga xamee ne moo nekk si extension yi bu ñu jotee suñu titre foncier nga mën a dem si banque yi am ay milliards liggéey te loolu rek moom la APEXI moo ko tax a jox waaw maa ngi naan ñeneen ñi naa waaye yow kii moom newatul bureau APEXI waaw waaye maa ngi si APEXI ma ne ba ma newul si bureau bi newuma si comité directeur si APEXI ma nekk je le répète APEXI sama dama ko teg comme doom plus de 40 ans ñu ngi si yëngatu donc loolu moo tax may du waxee noonu waaye du man rek ñi si yëngatu bari nañ duñ jeex duñu xaj am na ñu xam am na ñu xamul waaw bu ñu mënee réussir nii ànd ak surtout ànd ak kilifa yi mag ñi dañu àndoon ak ñoom ñun duñu def dara te tàgguñu mag ñi alors foofu laay glisser très rapidement si comité wala association yi muy dëgg si dëkk bi parce que amuma occasion pour gisee ak ñoom parce que boobu maa ngi door a génn di leen ñaan dama leen di ñaan parce que mënoo leen obligé ne fii APEXI jaaroon dinañ fi jaar parce que mënuñu réussir si dëkk bi te ànduñoo ñi nga xam ne ñoo yor dëkk bi le khalife général des Layènes l'imam ratib de Yoff borom doomu tànk yi ak kuréel yi muy jàmbur mag Yoff ak fere Yoff ñooñu boo leen fi bàyyee tamit foo dem aussi du sotti ñun nag yàlla ñu dimbali woon ñooñu lañu daal toogal ajjuma ñooñu ñaan suñuy maam lañu woon ay maam na woon su ñun mais nag yàlla may leen ak baax ñu yaatal ñuy toog ñu di ñu yónni bu ñu demee bi xam nga si semaine bi dem si administration bi fu nekk ñu dem fa bu ñu ñëwee ajjuma parce que ajjuma si la réunion hebdomadaire mooy conseil des ministres de Yoff des notables ñu rendre leen compte ñu jubanti def ni demaat leen noonu lañ doon doxal ak mag ñi foog naa na association yi judd wala kuréel yi judd xam nga nañu tudd ñooñu nañu inspiré nañu def loolu parce que loolu mooy yoon wi bu ñu ko defal aussi ay blocage day indi
c'est sûr et certain que ay blocage la indi te déjà am na lu ma dégg demoon naa réunion bi nga xam ne maire bi moom la convoqué woon dégg naa intervention yi kilifa yi ñu wax donc maa ngi koy répété ab dëkk ab lébu ab gune amul baat ñii fi nekk ay frais Yoff door am baat ils ont 60 ans la ñu am te frais mooy ay guni ci lébu ay guni waaw guni moom 60 ans yow egg gula nga bëgg a yor baatib dëkk dina xaw a difficile moo tax may ñaan ñooñu vraiment nañu waxtaan ci dëkk bi am na ñoo xam ne am nañu expérience lool xam nañu ni mu demee gis sax kilifa yi waxtaan ak ñoom ne ñun kat ñun lii la ñu bëgg a def ñu waxtaan ak yéen bu ñu leen yebalee ngeen dem bu leen yebal aussi boo léegi bu suuf si sottee du ñu leen ko jox parce que état bi quand même état la xam na ñan ñooy interlocuteurs Yoff ñun bi ñu jot suuf yi extension bi xam ngeen kan lañ ko joxoon décret d'expropriation maam Raan le xalif maam Raan la ko Abdou Diouf teg ci loxaam enveloppe bi indi ko fële si Cambérène moom mu jël ko comme xamoon na ñoom ñun la ñu sant liggéey boobu ñu fekk ñu ko Régi Sa Ndiaye jox ñu enveloppe boobu ne walla dekk li ngeen doon laajee nga nii gis ngeen fi mu jaare du jaar si n'importe qui état bi du yëfa dën bi ñu ko joxee nag détails yi duma si dem bu ñu ko bëggee nañu defee ba def commission waaye li may terminer foofu mooy commission bi doon joxe suuf si APEXI xalif général de Layène amoon na si représentant lana la woon imam ratib bi amoon na si représentant délégué de quartier yi amoon nañu si représentant c'est à l'époque c'était El Hadj Ibrahima Diouf ñun ñëpp yal nañu yàlla yërëm xonxo bopp ba seex jàmbur yi am si représentant ñoom Baye Soleil ñoom El Hadj Momar Seck yal nañu yàlla yërëm ñu ñoom it xam nga ñoo ñëpp jiitu nañu ak kanati Fray Yoff boobu ñoom Babacar Mbengue ñoo nekk Fray Yoff moom ñu ngi woon si commission bi ak ñeneen ñi mu àndaloon moo tax ñeneen ñi dañuy foog ne APEXI moo doon joxe déedéet APEXI mosul joxe terre te document yaa ngi fi commission boobu ñoo doon réunir bu ñu réunir pare sur des critères yoo xam ne ñëpp xam nañu ko daal di délibéré joxe donc c'est une commission locale d'attribution des parcelles de la zone d'extension du village de Yoff noonu la tudd CLAVZEVI foofu dafa bëgg ñu inspiré si boo léegi ñi nga xamee ne ñuy xalaat yu mel noonu que ne c'est la démocratie parce que ñëpp a ngi si biir mais nag mën nañu ko gën a yaatal comme ni que maire bi proposé keroog si réunion bi parce que léegi xale yi nañ leen intéressé ASC yaa ngi fii zone 6 a ngi fii délégué de quartier yaa ngi xam na mu tudd comité de gestion yaa ngi fii ñooñu ñëpp war nañ si mën a bokkale ñooñu bokk ñu woon si suñu commission ñun mais il faut l'élargir parce que lu mu gën a yaatu rek alors courant bi gën a dugg ñëpp a gën a xam donc si gàttal daal naa yem foofu si APEXI te di terminer si aéroport nag il faut dire que ne comme ni ma leen waxee bi nga xamee ne créé nañu Dakar Ouest mu jóge ñu ne waaw yooyu loolu baatu tubaab la ñu ne boon tànk la tudd ñu dellu suite loolu la ko indi tànk li ma wax nii du ma dem ci détails yi mais ëllëg mën naa si dem ci détails yi noonu la demee ñun ñoo yoon secrétaire yi ngeen xale yi man Khalifa extra ba lettre bu nekk ñu ñëw ko bind ak suñu collègue Wakaam yi ñoom Diaw ñoom Bamar ñoom Ismaël Diagne Wakaam ak ñoo mel noonu alors ñooñu ñoo newoon secrétaire yi ànd ak mag ñi waaye nag force bi nga xamee ne xëy na amoon nañ ko mooy ñun dañu àndoon ak mag ñi mënuñoo def dara wala jiwuñoo def dara bokk te demuñu ba mag yi bañ a defal leen lii li nga xam léegi sous forme de PV la ñuy def ne lii ñoo ko décidé doxal leen ko te document yaa ngi fii ku dem Wakaam xëy na ku Wakaam ku gis Ismaïla Diagne yaakaar naa ne dana la dencale kii ku dem Ngor ku mel ni Bamar xëy na mu dencal la ah ku mel ni man nga xam ne mu bëgg kii xëy na am na yu ma dencee donc loolu daal moom laa doon ji ma laay biir ak diinu an nasiha loolu la yéen fi wax xam ñi nga xamee ne ay ndaw la ñu di yëngatu si wàll woowu dama leen di laay biir ñu gisee ñi nga xamee ne fi ñu li ñoo laajte fekkoon na am ñu ko doon laajte ñun ba ñu tenir benn meeting bu rëy si Ngor oo ñëpp ba Ablaye Wade d'accord sur le principe yooyu ay dama koy passer très rapidement mais du lu bees laaj fii du lu bees mais ce qu'il faut il y a lieu de retenir mooy ñun ba ñuy laaj fële amuñu woon benn mètre carré bu ñu jox ba jas wala dagg xol ba léegi mille parcelles waaw 1000 parcelles nañu tëgg ay sabar nañu tëgg sabar dañ ko jël laa wax parce que soxla nañ ko ba pare nag fii def démarche yi qu'il faut parce que fii
ñu jox APEXI waaye APEXI Yoff moom ko woon ay nit ak moom mais da ngay négocier waxtaan métti woon na trop pendant 40 ans ñu ngi négocier 80 la ñu commencé extension bi 10 ans après la ñu am décret d'expropriation décret boobu nga xamee ne mooy jël ay suuf di ko jox keneen muy mu utilité publique 10 ans lañ ko dox 10 ans fukket documents sont là mais boo ngi ñëw tey mu sotti tey Yoff moomul foofu il faut le préciser Yoff moomul aéroport yi ay waa Yoff ndëkk am nañu fa ay waa Yoff ñoo ko moom ay titre foncier la léegi état bi jël ko ba yàgg tubaab yi ko jëloon si 43 bon exproprié que ñii fay nañu leen ñi d'accord ñu si fay bi gedd bàyyi mu demee noonu waaye nag moo tax booy négocier état bi comme turu état bi la nekk état du Sénégal dañoo négocier am nañu mën a négocier ci dëkk yi nañu ànd ak ñoom waxtaan ba état bi d'accord jox ñu booleex leen am fële na mu tudd danga xool ba xam kii kuunu na xamul na mu tudd sax di njàng ñu jël loolu dañ koy jël parce que soxla nañu ko nañ ñu dolli sax 1000 xam nga 1000 parcelles mënul toxal Yoff yéen it 1000 junniy parcelle Yoff xëy na si junniy parcelle xanaa mbéy ngeen sax mën nañu junniy parcelle du leen jëral dara gis nga Yoff kenn mënu koo toxal amul benn état bu xalaat ne fii Yoff dafay jóge fii mënul am yooyu nañu bàyyi yooyu affaire politique la maa ngi koy baamoo di ko répété ma ne amul benn projet benn gouvernement quel qu'il soit mun na damay toxal Yoff mënul am bu fekkoon ne loolu mënoon na am bon si jamono Senghor lay am ah wala jamono bi nga xam ne day ne Yoff dañ kaa limité fii si télé bi jëm ci nu mu tudd cimetière yi amoon na fi waaye léegi je crois que daal nañu am jox lu rafet am ko si suñu doom aussi Abdoulaye Diouf Sarr moom ñemañul wala xalaatul ñu naa Yoff dañ koy jël fii di ko toxal bi ñu ne junniy parcelles yi ñuy joxe foofu heureusement que nee na dina def commission bu yaatu ñu commencé kaa gérer ay expérience yu yaatoon na fi condition d'attribution ak yëpp mën nañu fi loolu moom dina gaaw parce que Yoff déjà jàngat nañu mel noonu ba pare donc nañu ko jàppale parce que koo xam ne ki day siéger au niveau du conseil des ministres mooy le gouvernement am opportunité mën a wax ak ay ministres kooku boo fekkee ne da nga ko bàyyi fii ah waxuma ne du ñu am keneen de mais pour le moment moo fi nekk ministre gis ngeen stade bi nii mu def nañ si loo xam ne lu am solo la maire bi moo ko liggéey eggali ko waaye xam ngeen kan moo tax loolu am maire bi après kii terrain bi APEXI moo ko fi indi ba nuy jog bokkoon na si projet moo benn terrain amul woon fii ñu fexee ba terrain boobu ñu am ko tey moo tax bi nga xamee ne liggéey na ko daanaka pare na mu tuddee ko stade municipal ñun loolu lañu doon xeex stade bi du stade maire yi Abdoulaye Diouf dafay jóge ëllëg keneen na nga fi woon mais bu nekkee stade municipal pour Yoff la stade de Yoff lay doon donc c'est une très grande victoire il faut ñu xam loolu aussi yeneen stade yeneen dëkk yi ay stade municipal la ay maire rek moom maire boo xam ne tey ëllëg ñu fal la ëllëg ñu fële la keneen ñëw loolu moom wóorul c'est extension bi ñu bare ngay wax fi mu nekk ni maa ngi wax joo xam ne peut-être préparé wu mais débat laa bëgg kii rek ñu lancé ka moo tax li may wax nii damay dugg fii génn fii mais li si am solo mooy ñu noté ay points ak ma ne APEXI tax nañu am école 5 école 4 école 6 fa la seen diraat ak lycée ay terrain parcelle fii si extension bi la ñu jël weccee xëy nit yu amoon ay terrain fii si biir Yoff looloo tax ñu mën a am loolu waaw xëy na ñenn ñi dañu xamul moo tax ñu ne APEXI jaay suuf yi dugg na fi APEXI mosula du jaay suuf mosula jaay suuf waaw man aussi loolu lañ mën a wax ne jaay suuf dugg na fi waaye kenn mënu la génne benn acte de vente fii bañ nga dalay wax ba tey te duñ ko mën a génne parce que man ñun am na ñu xam surtout lii ma moomal sama bopp sax damay jël keneen mu jaay la parce que damay bañ confusion ñu naan waaw gis nga wala trop nii dañuy scanner lu nekk dugal ko si benn acte de vente na mooy jaay waaw loolu daal alhamdulilah yàlla li may si di kenn dafa mës a génne acte de vente am mas nañu ma benn convoqué bés foofu laay terminé si loolu police ñu ne ma yow yaa signé acte de vente fii ma ne kii c'est du faux fekk kooku dafa jaay
kooku maa ko mujj dimbali man nag kii daal doomi kilifa la nañ ko commissaire xam naa commissaire bi ba léegi muy en activité man ka kii xale la rek nañu ko baal parce que doomi kilifa la dañ ko doon téye man du ma signé acte di jaay benn mètre carré fii ci extension yi defuma ko sama famille defuma ko feneen te kenn mënul andi këyit ne dama signé bi acte de vente maa jaay terrain bi loolu moom c'est un débat boo xam ne bi mu noonu ka am nay andi fi may terminer mooy donc si aéroport bi bu ñëpp àndee rek dinañ ci am waaye aéroport bi projet bu njëkk bi woon bi Ablaye Wade bi ñun bu ñu koy laaj boobu la dañu doon toxal aéroport yi yëpp mais léegi du lépp la ñu toxal donc li ñu bëgg lépp duñ ko si am mais li ñu si am ñu jël ko boole kax fële si 1000 parcelles yooyu parce que xale yi ñu bare fii si Yoff gën a dëkk uti nañu kër ñenn yaa ngi kunun ñenn yaa ngi dàgg xol ba ñenn yaa ngi sàngal kam waaw loolu aspiration la waaw nit ki dafay bëgg dara nga ne ko doo déedéet soxla ñooñu duñ ko jël information yi ñuy véhiculer ci dëkk bi nag parfois vraiment dafay kéemaan la daal boo am na yoo xam ne boo leen dégg seen réaction dinoon ko nangu fii diñu jox fële di ñu génne fii kenn mënuñu fee génne sa kaw la maa wax fii kenn mënuñu fee génne te kenn xalaatuñu génne ñu fi waaw parce que bu ñu fa bëgg a génne Yoff ñaati kilomètre carré la APEX ci rek 40 hectares waaw ak Yoff fan nga ñëw dëkkal ci àddina bi fan yenn terrain nañu dëkkal fii dafa xaj foofu ñun dañu Yoff dañu xaj foofu Wakaam ak Ngor xaj nañu foofu yooyu wax nañ ko teg si parce que am na wax yooyu boo koy wax sax dañu lay xeeb dañ naan kii ay nit la mais yooyu ñu si bari ne politique la politique c'est bon faut qu'on débat loolu man si prêt ak keneen ñu waxtaan ñun ñëpp ñu si la même famille bu ñu si wax lu ñaaw bu ñu si wax loo xam ne li dafay indi ay réeroo jaru ko mais nañu wax rek débat bu civilisé boo xam ne dañu indi argument contre argument ba ñu seet lan moo si dëgg rek ñu ànd ak moom loolu si moo si am solo loolu daal laa waxoon ne naa lancer débat bi pour que bëgg naa kilifa yëpp nag seen liggéey aw la maa wax lii wax nga si mais li nga wax noonu fi nga ko waxee fële ñëpp déggu si mais boo ko waxee fii ñëpp dégg si keneen def noonu c'est que defee débat bi yaatu ñëpp wax si loolu mooy li nga xam ne moom laa si jublu in uridu ila al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh